asalaamaaleykum mbokk yi di leen nuyu di leen dalal fii si biir Constant TV tey nag ñu ngi koo xamante ne moom nag si politique lay doon te wax na ne moom ami la woon bu ñu waxee politique nag politique nekkul lu ndaw politique lu réel la sakatuma si biir Gambie bi fii nii waaye daje ne koo xamante ne moom nag militaire la woon waaye nag caméra malaamaaleykum alan waaleykum salaam fay naa leen waxal gaane yow yaay kan auzubillahi mina seytaan rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin maa ngi njëkk a nuyu suma secrétaire général bi honorable Moussa Ousseynou Yali Bathily ak député am bi honorable Omar Biaye ak exécutif GAP yëpp maa ngi leen ay nuyu ak militants yi an maa ngi leen ay nuyu tim di leen bismillah si kër bi fii jërë ngeen jëf ñu bëri dañ dee wax ne kan moo nekk Aliou Sow léegi la génn Aliou Sow fan la nekkoon ok loolu moom lu bëri nekk diñ laajte Aliou Sow fii la nekkoon si Gambia dewuma fen man maa ngi tudd Aliou Sow juddoo si benn dëkk bu ñëw wax ci di wolof maa ngi juddoo in 10 October 1974 after ma dem suma primary school ma def ko Central Badibu Mentekunda 1982 to 89 after 89 ma dem Farafenni Secondary School ma from 1989 to 1993 after from Farafenni Senior Secondary School after la join army bi 8 January 1995 from there ma def suma military training bi Fajara Barracks Bakaw bu ma jeexalee suma military training bi ñu post ma Bakaw Barracks as a private soldier after ba 99 ñu transfer ma State House ma liggéey State House from there ma liggéeyal si place yu bari yoo xam ne liggéey naa ko nekkoon naa bodyguard former président bi ma ñëw nekk odliyam ma ñëw nekk farm manager wante si army bi nag jaar naa si grade yu bari si rank yu bari mooy private soldier from private soldier ma dem lance corporal from lance corporal la dem corporal from corporal ma dem staff sergeant from staff sergeant ma dem captain from captain ma dem major ba 2018 bu nguur bu es bi ñëwee lañ ma retire from the army wante bu ma nekkoon tim si soldat bi liggéeyoon naa yëfi soldat ma ñëw liggéey ak civil population bi ma nekkoon Kanilai farm manager so bu ma jógee si place boobu after lañ ma indi Yundum Barracks ma ñëw nekk foofu commanding officer defense platoon ba time buñ ma retire laa ñëwaat ma nekk civilian so fu nga jógee foofu ngay dellu rek so after bu ma fa jógee laa dem school ma study diplomacy and international relation ba recently laa ko jeexal bu ma ko jeexalee nag after laa dugga si politique ma ñëw Gambia Action Party buñ ne Gambia Action Party di GAP ñu bëri wax nañ ne GAP fu mu ne nii moom strongul bu baax because foog naa 2019 la parti bi doog a taxaw te ñu bëri ñu ngi wax ne GAP fu mu ne nii ñu ñaari seen parti leader bu nga xamante ne gay taxaw nañ pour presidential election bi kenn ki di Mr Lamin Bojang gay mute videos moo génn si moom keneen nga am keneen ki di Moussa Yali Bathily gay ñu ngi ko accuse kon scandal so yow naka nga gisee loolu as parti boobu noonu among all the party in the country nga choose GAP waaw dégg la xam nga doomi aadama fu nekk tolof def dee am doomi aadama moo mutut so loolu yeneen executive error la yooyu duma ko dee bugg a wax si media bi so wante GAP nekk na boo parti boo xam ne buñ ko defaree léegi dañooy wax nit ñi dégga c'est ñuñ nekkuñ ne dañ dee criticiser nguur bi pour ñu bañ leen wala ñu ngi leen a amal xol bu bon ñun lu ñuy wax rek luy njëriñ Gambian si la because ëllëg buñ fa nekkee dañ bugg a ku ñuy criticiser nga criticiser ñu loo xam ne lu ñu njëriñ la
da ngay gis ne ñun ñu mun a rectifier suñ boppa waaw loolu moo tax ñun Gambia Action Party bi depuis ñu commencé ko ba ma gis ko because bu ma doon dem school xam nga école moom boo fay dem school da ngay gis ne ku nekk dafay spécialise yeneen area boo ko defee rek da ngay mun a analyse nga soog a xam yeneen place yi so after lañ analyse ma xam ne Gambia Action Party de parti boo xam ne la ñooñu lu ñuy wax nguur bi rek lu am la duñ dee wax nguur bi loo xam ne wala ñuy mislead Gambia di every point buñ ko wax rek da ngay xam ne nit ñi ñëpp dañ dee xam ne lii dëgg la so after loolu laa gis ak ñoom after ma new join parti bi because matured naa enough liggéey naa si nguur bu passé ni almost 20 something years so xam naa lu baax ak lu bon ma xam ne ñii parti boo xam ne la bu déggu la c'est ma follow up seen programme yi lu bari ma soog a xam ne even seen logo bi sax ku ko seet River Gambia bi nga war a xam ne ku ko am bu nekkee xelaat na lu bari moo nekk si géej bi so loolu tax na ma ne ma am Nobel boobu ak ñoom ma choose parti boobu ma ñëw foofu alhamdulilah macha allah sant yàlla. yow naka nga gisee GAP si jamono bii nii. waaw jamono bi fu mu nekk nii xam nga jamono moom nit ñi dañ dee xeeb nit ñu yaakaar ne ku teel a ñëw ku teelut a ñëw kale moo lifin xam nga mun nga nekk parti boo xam ne depuis indépendant yaa ngi fa wante amuloo doole ñun GAP nag foo xelaat si Gambia ñu ngi fa am very strong hold si everyday suñ nit ñi ñu ngi liggéey ñun tim toogu ñu ngi sports meeting and orders fu mu nekk nii nit ñi dañu dee déglu because xam nañ ni ñun ñu déglu lañ c'est ñun suñ xelaat bi lañ bugg a def su di Gambian people pour ñu xam ko ñun bugguñ imported idea yeneen idéologie yi dañ ko use as guideline pour ñun ñu am suñ own model of development because xam nañ ne imported models du mos a liggéey sa réew loolu moo tax ñun GAP we are very strong c'est Gambien yi ñu ngi ñu déglu c'est Gambien yi dañ bugg a léegi koo xam ne parti boo xam ne dafay serious mu ñëw mu liggéey pour njëriñ doomi réew yi. yow politique Gambia bi léegi naka nga ko gisee si sa point of view because parti yu bëri ñu ne NPP fu mu ne nii moom si wàllum li fi na poli la ak saraxule yi fi tribalism gaa ñu ne UDP parti soose la yow naka nga gisee yooyu. waaw loolu dama ko gisee loo xam ne boo seetee history Africa all this genocide yu ngay dégga always yëfi xeet moo ko dee indi fii benn xeet gënul kenn ñun ñëpp Gambien lañ si ñun Gambia Action Party ñun dañ gis ne ñun Gambia moo ñu ñor ñun yëfi xeet ñoruñ ñu loolu moo tax ñun duñ dee faale benn yëfi xeet duñ ko dee waxantoo sax because ñun parti bi yëpp Gambien si ñëpp ñoo fa nekk so loolu dama ko dee ñaawlu trop def ma dee naxari si xol nañ fàtte yëfi xeet nit dangay jànga si ñeneen réew loo xam ne seen history yu passé yëfi xeet lu mu fa indi so dama man si suma gis-gis loolu moo tax Gambia Action Party ñëw pour represent the interest of the Gambians regardless of ethnicity ñun duñ ko dee entertain sax waaw. so yow Mr Sow yow soo duggee si State House bi yow ban plan nga tegal pour Gambien yi what is your plan lan nga mën a defal Gambie. waaw ñun as a political party GAP ñu ngi amee suñ manifesto bi we have 30 agendas c'est yoo xam ne within that 5 years we can make them successful c'est dinañ ko mun a def because lii loo xam ne la tubaab yi ñu ne loo amal idea war nga am yoon wante boo yusee xeli keneen doo musa tabax néeg sa xel ngay use nga wax lu nga bugga nga designoot ka sa boppa so ñun wàllu sécurité bi fu mu nekk nii ku nekk ku tëdda néegam yaa ngi ragal boobu moom mooy suñ first priority ñu xam ne sécurité bi moom dellu nañ si seen place souveraineté bi mu ngi si loxo sécurité forces si buñ fa jógee ñu ñëw si wàllu wérgu yaram because wérgu yaram lu gën a important na because bu ma seetee budget si nga gis ne luñ dee keeta for the State House Office of the President loolu only one family nga xelaat lu ñuy keeta for the health sector loo xam ne di entire Gambia lu daw yaram la c'est dama ko ñaawlu trop dañ war a jox priority bi health care bi because nit bu wérut du mun a liggéey nit bu wérut du mun a bay so lii loo xam ne la sécurité bi health bi ak ñu ñëw si wàllu agriculture
boo gisee yow yaa ngi toog maa ngi toog fii ñu ngi waxtaan biir yi ñoo fees de bu sa biir feesu doo mun a def dara so ñun yàlla may nañu lu nekk ñun presently loolu tak benn government bu ñëwee mu ne la danaa mun a wàññi maalo def lay wax lu neex ku la ne damay bay boo bayee ngay mun a wàññi because am nañ suuf bi mu ngi level mu ngi fertile man dem naa si region yu bari def naa research on many agricultural institutions throughout the world so ma gis ne suñ soil bi nu mel dama dee toog sax ma xelaat ma am lu ma naxari ñu ngi am river Gambia bi loolu yëpp ñu ngi am fresh water CRR URR mun nañ fa def only vegetables and rice production from Kudang to Sapo so lii loo xam ne la in 3 years bu soobee yàlla ñun danañ ko saafara c'est lu ma am pour wax Gambian si yëpp ñu xam ne kenn du mun a jógee si biti mu teel la sa biir bi yow yaay futteeku nga liggéey so technical assistant yu ñu dee wax from yeneen réew yi baax na wante si man loolu du ñu mus a dimbale pour ñu am suñu bopp. lu tax nga ne loolu du mus a dimbale. yow ñun maalo dañ ko dee jënda we spend almost $30 million or $30 billion sax pour import within 1 year yow da nga yónni sa nit mu ñëw yaxa sa market bi ñoom technical assistant yuy ñëw ñoo ñu ngi fa rek to protect their market c'est space bu ñu la dee woon nuñ la dee defaree c'est slow space boo xam ne yow doo musa am food self sufficient because they are luñ la kat la jàngal yëpp ñu ngi protect seen marché bi so lii loo xam ne la ku nekk dafa war a toog mu xelaat loolu mu xam ne loolu jaaduwut c'est fii ñun lenn lañ bugga ñu am suñ ñu mécaniser suñ agriculture bi ñu am suñ tractors combine harvesters seeders transplanters different type of tractors ñu am ko buñ ko amee rek am nañ everything possible si loolu moom wax dëgg yàlla nit ñi ñu ngi fi ñëpp danañ mun a tekki bu soobee yàlla si lu gën a gaaw c'est gaab si loolu la ñuy taxaw pour mécaniser agriculture bi lu gën a gaaw. ndax yow óolu nga sa bopp ne Gambien si nii dinañ la jox sa vote. óolu naa ko bu baax a baax because foo dem Gambien si fu nekk ñu ngi maa kool ñu ngi kool gaab ku nekk mu ngi wax ñu ngi déglu seen programme bi because léegi nit ñi léegi intelligent nañ trop doo leen mun a lakkal angale wax rek la comme olof pol joolaa li fi loolu àndut ak sa xelaat bi doomi aadama boo gis am na xelaat si doomi aadama boo gis mun naa xelaalal boppam so lii loo xam ne la Gambian si xam nañ ne ñii ñooñu dee wax dëgga si ñii moom dañ óolu seen boppa ñun dañ use imported ideas duñ ko def parce que last time boo déggee suñ secrétaire général bi wax na ko duñ mun a accept ñeneen nit ñi ñu ngi ñu contrôle c'est loo xam ne mun nañ koo defal suñ boppa waaw. yow loolu nga am pour wax soo léegi suñ ñëwee si Gambia development économie bi gis nañ ne économie Gambia mu ngi 25% damut fen yow naka nga gisee économie ak naka nga mun a improve Gambian économie nga gis ne liggéey dina mun a am youth yi nga xamante ne ñu ngi toog tamit nekkuñ ñu def dara mun a jàpp si dala. waaw loolu lu gën a baax la sa question bi rafet na trop because man dama xool ne suma boppa youth la so lii loo xam ne la kuy yëg méttit yaa mun a jóg nga takk sa ndigga nga saafara ko fii ñu ngi amee fii minerals am nañ fii coltan loo xam ne we can use it ñu defal mobiles defal laptop DR Congo am nañ ko wante ñu Gambie am nañ ko c'est xam naa fu mu nekk am nañ fii black sand bi boobu rek mun nga faa develop different elements yu bari mun nga koo def c'est mun na am nañ fi basal loo xam nga lii loo xam ne la lu may wax la lu ma óor la c'est one day dinaa leen yóbbu ma won leen fu mu nekk lii loo xam ne loolu la ñuy make sure ñu use suñ resources bi so make sure ñu contrôle suñ économie bi ba foo xam ne danañ in processing plan mango ñu ngi am fii juru am different mango demal to a supermarket nga jënda Don Simon nga read trademark bi is from a country boo xam ne jurut amuñ mango loolu nit ñi danañ make sure ñun dañ ko war a stop ñu amee processing plan boo xam ne danañ ko def ak suñ géej bi instead of nit ñi di ñëw di jàppa jën si ñun suñ géej nuñ gaab led government duñ ko nangu ñun lu ñooy def danañ build an ice plan boo xam ne now we will use the market whole market bi ñuy jaay
anybody ku bugg a jën da ngay jënd si ñun wante kenn du nappa suñ géej bi waaw. time boobu da ngaa dégg nit yoo ñeneen dañ dee jéem a Sénégal sax di ñëw Gambia pour wàllum jën waaye léegi soo gisee jën time boobu moo gën a yomba Gambia waaye léegi jën sax moo gën a seer di ndawal yow naka nga gisee loolu soo duggee ba toog si wàllum président bi am na jigéen yu bëri yi nga xamante ne dañ dee jooy si mbiri marché bi yooyu noonu yow ban plan nga téye pour price control because gars ñu ne price control amu si Gambia bi fii nii yow lan mooy si sa xalaat. waaw price control loo xam ne kenn du mun a contrôle price bi ñun am nañu mécanisme boo xam ne danañ mun a contrôle price bi in a sense that seetal exemple craafi kafuuta onions potato yu mu nekk di ji sëñ moom dafa ñëw mu def ko ñun danañ make sure that danañ liaise with ports authority ñu xam ñaata onions moo dee ñëw ñaata lifin mooy ñëw potato so ñu try ñu make sure that ñu am ay farms yoo xam ne farms yooyu danañ mun a produce loo xam ne danañ mun a contrôle suñ économie bi ñu mun a dictate the market because ñun buy start di produce rek da ngay gis ne naaw danañ code importation of onion ak potato ak yeneen lifin vegetables without that nag dëgga ku la ne damay wàññi lii mu ngi laa wax lu la ne lu ko ne wante ñun bii lañ am poo xam ne dinañ ko mun a def c'est dinañ ko loolu loo xam ne nekkul ne suñu keneen moo ñu ko xelal dañ ko mun a def because man dama specialize most suma life yëpp si agriculture regardless soldat laa woon. I can see Yaya Jammeh salal la woon naka nga meloon ak Yaya Jammeh parce que ñu bari dañoo wax ne ni kii militaire la woon te Gambien si ñu bari ragal nañ ne militaire toog rule at the same rule. waaw loolu dëgg la man Yaya Jammeh militaire la woon dëgg la wante dafa bàyyi militaire Gambien si ñu ne ko mu taxaw ñu sànnil ko c'est man bu ma joinee si army bi dama join bu ma bindoon Time Jawara damay saaf Gambian people waxuma woon danaa saaf Yaya Jammeh de waxuma danaa saaf Barrow waxuma danaa saaf Bakary ma ne di Gambian people so Yaya Jammeh Gambian people si ñoo ko électoon mu toog foofu fekk manti maa ngi si army bi si army bi ñun dañ am ay lu sarta yoo xam ne fuñ la yóbbu foofu ngay dem moomuloo sa boppa yow luñ la santa loolu nga war a def c'est man loolu laa doon def yàlla def ma dem liggéey si roon Yaya Jammeh ma di liggéey ko ma liggéeyal ko xol bu set comme nu Gambien si buggee c'est loolu laa defoon macha allah ba mu dem ak jaama ma ngi nii di dem suma yoon. amuloo ak moom any relationship yi nga xamante ne time boobu noonu si State House bi o te wax nga fii woon ne bodyguard nga woon yow bodyguard kan nga woon Yaya Jammeh bodyguard am nga woon wala. waaw bu ma ñëwee dama nekkoon bodyguard am for some years after mu génnee ma foofu mu yóbbu ma néegam ma nekk si néegam almost half of my army career yëpp ñoo bokk benn néeg so from there after mu def ma farm manager wante even bu ma nekkoon farm manager loolu taxul ma génnoon néegam laa dee fanaan foofu laa suma everything nekka waaw. sa relationship ak moom naka la meloon taytoon na wala si wàllum liggéey kese ngeen dee waxee wala si wàllum personal things. waaw suñ relationship wax dëgg yàlla baaxoon na c'est loolu wàllu suma liggéey la because man dafa feel ne man dama respect suma liggéey c'est moom lu mu bugga lu ma wax ne lii laa bugga si suma tool yi wala lii nga may defal dama dee meso ma def ko waaw man foofu daal wax dëgg yàlla si wàllu liggéey bi rek lañ nekkoon c'est boobu dama ko doon def ne si nu ma army bi santale fu ñu la yóbbu as a soldat da nga war a deliver c'est dama deliver to the best of my ability waaw. ñu bari tamit ñu ngi wax ne kii di Alieu Sow génn si na Lamin Bojang def na kii di Bathily tamit def na est-ce que moom su demee ba toog mun nañoo génne li nga xamante ne defoon na ko te nit yi xamuñ ko woon ndax yow ulu nga sa boppa ne you don't have anything that will go against you when you become the president of the country. ok loolu dëgg la wax dëgg yàlla lu ma am pour wax aduna bi yëpp ku nekk koo xam ne sàcc naa dara dénk naa ko na génn mu wax ko dama óolu suma boppa bu ma doon liggéey dama liggéey pour bugg a Gambia si gis naa am naa xol bi si lu nekk
nu ma juddoo dama juddoo si famille boo xam ne alhamdulilah seen loxo yi jotutoon gannaaw so ma dunda si loolu ma dunda si suma ñaxa so loolu moo tax événement amoon naa yeneen place yu ma waroon a dem bu ma jeexalee school wante suma papa mu ne déedéet bëgguma nga lekka loo xam ne lewut ma ne ko kon xaaral ma dem si armée bi buñ ma faree xamal ne suma liggéey laa doon def so loolu moo ma indi si armée bi c'est ma nekk si loolu ma gis situation bi ñu ñooy demee ma ne man de doomi Gambia la fii laa juddoo c'est lii boo xam ne ñu ngi wax corruption kenn du ko mën a génne lii kenn du ko ma ne loolu gumuma ko c'est man buñ ma votalee ma toog dinaa meg soo ma génnee ko because lu ñooy def jaadu da andu sax suñ diine du christian du muslim corruption deliberate ak laa ko gisee soxor la because nit ñi buñ la tegee place da nga war a deliver nga satisfy ñooñu waaw buñ demee dinaa la delluwaat si wàllum sécurité boo wax ne gis nañ ne time bi Gambia sécurité bi strong bu baax ñu bëri dañ dee wax ne suñ génnee sax soo ne driver bi ne ni fii lay dem daf laa yóbbu feneen waat mu rob la jël sa bagage yi yëpp yow naka nga gisee loolu yow soo toggee si toogu bi si toogu président yow naka nga mën a manager loolu nga contrôle Gambian sécurité bi waaw loolu dëgg la xam nga soldat moo gën a fiir soldat bu gisee wala any security whether police security Gambia yu buñ gisee a foreign people servicemen si seen réew rek dañ dee jealous soo jealousy boobu ñoom danay relax man suma kër fii bu ñu riitee léegi maa xam fu may nobu yow xam nga fay nobu xamuloo ko soo aw ma fay nobu de so loolu moo tax sécurité bi laay delloo yëfi si doomi Gambian si ma ne leen yéen a moom sécurité bi téye leen ko police yi lu ñu war a def soldat yi lu ñu war a def immigration prisons ku nekk ñu jox ko lu nga war a def sa responsibility c'est dinaa wax ne zero crime la ñooy am because ñoo ñëpp danañ kontaan ñu jëlaat seen réew ñu gis ne they are independent c'est their responsibility li gis nga so lii loo xam ne la loolu moo tax benn réew du dee bugg a foreign troops yàgga sa réew because am na so many implication wante situation bu indi woon all this situation dina amee so loolu du amati si security force bi acteurs yi mooy politiciens yi ak the government as an actor c'est dina make so army bi nekkul ne army pour kenn nit army bi pour Gambians la c'est ñun ñëpp jànga nañ lesson boo xam ne lesson bi ba yowmal kiyaama kenn du ko fàtte so léegi sécurité bi xam na seen place c'est politiciens yi dinañ xam seen place government bi tam dina xam seen place. Mr Sow doguma la dama bëgg nga wax ne lu Gambian bi du ko faate lesson bi laa bëgg nga reelal ñu ban lesson la Gambian laan ba duñ ko faate. xam nga di political impasse bi boobu loo xam ne la am na both good effect and side effect bad effects to our society ba boo gisee ñu ñëw ba this situation loolu moo tax ma ne it was two factors political factor as the politician as an actor as the government as an actor so loolu moo indi uncertainty bi between the president and the security force ba lii yëpp am ba ñu mun a am foreign troops fii so loolu laa la wax danaay make sure that loolu danañ ko saafara lii lesson boo xam ne la kenn du nangoo façon yi amaat si réew mi politicians yi let them be responsible Gambians the government let them be responsible government ñu ñëpp ñu serve the interest of our citizen not individual interest c'est ñun gaab danañ make sure that danañ serve the interest of the Gambian society si loolu lañ am pour wax Gambian si dégg nañ ne tamit yaa ngi doon wax ne yow Gambien ngeen gis yéen gis su fekkee ne political ideas yi kese la di ngeen si wiin yow lan moo tax nga wax loolu yan political idea nga nekkoon di wax. waaw ñun political idea boo xam ne la idea based on the reality Africa we need our own model of development doo mun a import model of development bu European si nga ne fii dafay dox fii one boo seetee suñ weather condition bi du same even suñ animals yi du same loolu moo tax fii ku nekk da nga war a toog nga ànd ak sa xel nga xelaat ban modèle laay indi dan muy suit environment Gambia bi and it works c'est ñun gaab ñun dañ gom suñ boppal loolu tax suñ manifesto bi
suñ agenda si yëpp ñun ñoo toog ñu xelaat ñu binda xelaat loo xam ne danañ ko mun a def si lii loo xam ne la danañ ko mun a def si lu yomba fekk kenn du sonna waaw ñun danañ am suñ own model of development boo xam ne dafa based on the interest of the Gambian people. We have the resources, we have oil, we have minerals. River Gambia bi lu fa nekk mashallah, we have even diamonds here and gold. So Gambian si resources boobu la ñooy make sure that no private individual or international company boo xam ne dana siphon all our minerals outside the country. So danañ make sure that we will process it here. Kuy jënda, you go to the central government account, you pay ñaata container ngay load for the black sand nga load nga yóbbu mu benefit society bi. Loolu danañ make sure danañ ko def. léegi yow xam nga fu minerals yooyu nekk black sand bi ak diamond boo nekk di wax ni si sax mu ngi Gambia bi fii nii yow fan la nekk. waaw loolu mu ngi fees fii Gambia trop c'est loo xam ne benn bés ñu ñaan yàlla in 6 months time danaa ànd ak journaliste yëpp ma yóbbu leen foo xam ne ma ne leen fii lii moo fa nekk fii lii moo fa nekk and danañ am a blueprint of it ñu won ko Gambien si yëpp ñu xam ne lii lu am la nekkul ne ñun dañooy wax stories doomi aadama mu nekk waxal sa diggante ak yàlla ñu bari na duñ dee mun a wax ñun duñ dee bugg a wax mineral si am nañ fii mineral presently black sand bi mu ngi dem ñu ngi am suñ oil bi ñu ngi koo drill dañ ko stop fan yi gis nga loolu ñun gaab ñoo génnoon ñu ne yéen a ngi drill oil informe leen di Gambian society then Gambian bi boo remember ñu génne a press release to inform the Gambian so lii loo xam ne la Gambian should know luñ am pour ñoom tam ñu mun a xam ne we can make it together. so yow foog nga ne facility yooyu noonu machine yoo xamante ne mun nañoo dig diamond yooyu noonu yow foog nga ne soo toogee machine yooyu dina fi am. waaw xam nga lii ñun dinañ come up with social corporate responsibility danañ make sure that am na ñoo xam ne danañ consult people ñoo xam ne we will work with them based on our own interest as the Gambian interest bi mooy suñ priority bi xam nga lu may wax rek ñu ne ude num la gisee noonu la da dee uwalee gis nga so nit ki boo demee nga won ko fulla ak fayda moom dana xam ngeen def suñ seen deals yoo xam ne la dina la féebo c'est dinañ leen féebo because dañu bugga they need it c'est dinañ ñëw so ñun already ñu ngi suñ def suñ groundwork because inshallah next government is GAP bu soobee yàlla. yow déggu nga ne GAP mooy jël suuf bi in the December 4th. waaw loolu dëgg la am naa gom-gom bi sa gom naa ko next government is GAP inshallah. How confident are you to the Gambian? I'm 100% confident to the Gambian people that they will vote for GAP because Gambian si gis nañ lu nekk di am si gis nañ ne ñun lu ñu wax is based on reality nañ def research bu ñu defee research danañ xam ne ñii nekkuñ di ñu wax pour ñu mun a dana dem toog si state house bi ñii dañ ñu wax loo xam ne dañ mun a transform the country bi man bu ma génne personally dama dee jëw si yeneen réew yi bu may ñëw dama dee feel jealous. How do you feel jealous? Because dama xam ne am nañ minerals yi resources bi mu ngi fii only few individual ñoo nekk di fail di Gambian society our sisters and brothers ñu ngi ñu fail ñoo xam ne mun nañu génnee si situation bi si lu gën a gaaw fekk coono amut even suñ black sand bi rek wax dëgg yàlla fekk yeneen minerals yi laaluñ ko loolu rek mun naa bës suñ économie bi wante ñun danañ wàññi borrowing because doomi aadama doo mun a wax ne dangay sampa sa kër pour leb kër bi dafay njaboot yi danañ tasaaroo danaa ñun dañ gom ñun ñooy futteeku liggéey sol suñ reen but dem sapo liggéey pour nit ñi mun a am luñ bugga bu soobee yàlla. yow naka nga gisee nit yi te wax nga woon ne nit yi ñu dañoo am full confidence ne yow di nga win si yan côté ak yan côté nga dem si Gambia bi fii nii pour nga woon ne yow yaa nekk Alieu Sow léegi yow lañ choose as the presidential election bi si December 4th yow naka nga gisee ne nit yi naka lañ seen reaction bi ak si yow with your community. waaw mashallah loolu buñ ko annoncé bés boobu suma mobile bi people are calling ñëpp ñu ngi maa congratulate du nekkuñ benn xeet sax the whole Gambian society man fii
beesuma ko si head bi laa jógee si head bi la si head bi man Gambia laa am c'est Gambian si yëpp dañ react positively ku nekk oonama du Pël Soose Saraxule Manjaago ñëpp ñoo ma call di ma congratulate ñu ne ma waaw because xam nañ ne you can do it c'est yow xam nañ ne you don't have that ethnicity idea si sa boppa bi you can deliver to the Gambian people c'est ñu ngi sports meeting around the whole country and our people are doing well people are calling us waaw ñu bëri dañoo wax ne kii de moom mu ngi doon serve the president Yaya Jammeh ndax du mel ni moom parce que si néegam ba muy fanaan si néegam ba muy def maybe am na relationship boo xamante ne am na ko Yaya Jammeh ba su toogee si State House dina def the same thing as a military rule. waaw loolu moom dëgg la wante lii loo xam ne la lesson la Gambien si yëpp jàng nañ ko commission of inquiry bi ñëw nañ kenn déggut Aliou Sow TRRC ñëw na kenn déggut Aliou Sow so dañooy xam ne doomi aadama nu la yàlla bindee kenn mënul laa keeñ noonu ngay mel man dama dee wax ne doomi aadama kenn duma mun a keeñ si aduna ma def loo xam ne àndut ak yoon c'est man Gambia laa gis c'est Gambia laay saaf c'est fii gis nañ ñoo xam ne ñëw nañ def nañ lu baax Thomas Sankara short period mu transform Burkina Faso become food self-sufficient presently aduna bi yëpp ñu ngi wax Rwanda soldat la c'est mashallah presently aduna bi yëpp Rwanda lañ nekk di gis so lii loo xam ne la xel moo koy mottale lu des c'est man xam naa ne ku nekk loo def sa yoon loolu des na si yow because Yaya Jammeh liggéey na si ron Jawara liggéey na si comme si ron tubaab yi so c'est Jawara bu mu ñëwee nu mu ruulee nekkul noonu tubaab yi la ruulee Yaya Jammeh nu mu ruulee nekkul Jawara noonu la doon ruulee man tim bu ma ñëwee nu may def du ànd ak nu Jawara doon mel di Yaya Jammeh doon mel ak keneen waaw. yow naka nga mel ak Adama Barrow ndax yow xam nga Adama Barrow recently ku nekk si président ku toog si toogu bi yow naka nga sa relationship ak moom naka la ndax xam na la wala anything. waaw loolu mun naa dina ma xam because time bu mu gaay change of government bi demee Yaya Jammeh bu mu demee man la dénk bagaasam yëpp c'est xam naa ne gaay dañ ko doon jox report Aliou moo nekk fale so loolu xam naa dina ma xam wante musuma ko meet in passing waaw c'est den dama ko doon saafti liggéey naa si moom almost 2-3 months as my president because doo mun a bokka si plane ba pare ngay ñaanal plane bi daanu yow doo rëccu bu nekkee pilot bi dee na so man suma président la loolu xam naa ko wante moom nag amuñ that personal relationship mosuma ko meet in passing. so lan mooy nekk sa final advice bi si Gambien bi léegi nii. waaw lu ma am pour wax Gambian si maa ngi leen ay ñaan ñu political party si bari nañ trop ñu seet political party boo xam ne dana mun a indi développement lu gaaw fekk dañ ko base ci seen réalité nekkul ay génta pour idea idea beneen réew loolu laa am pour wax Gambian si an ñu gëm nañ gaa bu ñëwee danaa mexo danaa transform di Gambia c'est lu gën a gaaw danañ ko def because danaa def the competent people si place c'est corruption boobu moom na Gambien yi xam ne man kenn duma mun a corrupt si aduna loolu dana yàgg naa ko wax ñu may àndal c'est danaa make sure danañ stop corruption immediately c'est zero tolerance la to corruption because loolu nekkul ne nga bugga sa réew buñ munee fatta fu place danañ make sure suñ gaab danañ fatta foo xam ne xaalis mu ngi likk danañ ko fatta loo xam ne pour ñu fay nit ñi salary bu baax ñu make sure that nit ñi am jànga bu baax si healthcare system bi danañ make sure ñu taxaw fa ba fekka doomi Gambian bu nekk dina mun a am access to medical treatment because gis nañ ne fii medical def day nekk a big issue c'est dina xam ne ñun gaab government insha allah dinañ make sure that medical healthcare bi dinañ ko improve to standard international standard because am nañ xaalis bi am nañ resources bi pour def ko c'est dinañ ko def ñun Gambia lañ gis c'est Gambia lañ bugga waaw.
tey nag kuñ fi amee moo nekk Alieu Sow di elected presidential election bi si Gambian Action Party tey kooku lañ fi amee tey wax na waxtaan bu am solo yow soo estimate ne Gambia danga ko transform yow soo ko estimate naka nga ko estimate loolu in 3 years time kii lu tax ma laajte la question boobu noonu parce que Gap Musa Yali Bachi li waxoon na ne 90 days dina change Gambia ndax yooyu noonu yow wax bi neex nga ko gisee as political talk nga ko gisee wala naka nga ko gisee wax boobu noonu waxam boobu def ma neex trop boobu sax dafa tax ma am confident pour ñëw Gap because xam naa ne 90 days mun nga restructure change the system how 90 days ñun ñu ngi fii ñun xam nañ the problem of the Gambian institution all the institution in the Gambia we know the problem and danañ ko make sure we will work 24 hours ñu make sure that danañ mun a make sure we put a system in place boo xam ne dana serve the interest of the Gambians c'est 90 days am bi moomu def ma jox confident boo xam ne laa xam ne ma ne Gap is the best party because mun nañ ko def in 90 days ñu reform the whole system. But ku ko wax ne gaa ñu ko accuse ne dafa scandal because ñeneen ñu bëri gis nañ ne benn vidéo sax mu ngi génn yaagut bu baax jigéen mu ngi koo saaga ne danga jël suma xaalis bi sàccakat nga yow naka nga gisee loolu si sa point of view ne kooku su taxawee président dina build Gambia 90 days. waaw loolu personal issue am boobu man duma si wax dara wante lu ma am rek pour wax Gambian si doomi aadama mutut se ñun Gap xam nañ ne buñ ñu sànnilee carte danañ make sure danañ transform the Gambia c'est lu gën a gaaw c'est that 90 days bu soobee yàlla ñun ñëpp ñu ngi fi danañ gis ñu effect bi ñu xam ne really digga suñ brothers yi ak sisters yi dañ ñu doon na because we all know fu mineral si nekk and ñoo xam ne presently nit ñi bugga nañ ñu trop ñu ngi ñu toppa wax léegi fu mineral si nekk mun a gën a jàppale Gambien ñu wax ne kii Sow moom lu ma wax ne wax bi daf ko déggu ñu ko wax rek waaw fu mu nekk nii lenn rek laa la mun a wax Sangomar ñu ngi drill suñu oil bi lu des diamond bi parce que man tey dama bëgg a nekk borom xaalis diamond bi non loolu buñ soobee yàlla buñ toogee lu ma la wax rek dinaa yóbbu journaliste yëpp fuy affaire yi nekk ñu won leen ko ñu xam so loolu is a promise moo leen ko promise Alieu Sow maa leen ko promise Gambian si dinaa leen yóbbu télévision yi yëpp all the press ñu dem fu mineral nekk ma ne leen fii la nekk da ngay gis ne Gambian bu nekk sa makat fekk kenn du ñëw fii nax ñu bu soobee yàlla kon daw su leen léegi tey Gambien si nekk borom alal parce que diamond fu mu nekk nii Alieu Sow loo si wax léegi facilité bi plans yi nga xamante ne diamond yooyu noonu suñ ko génnee ba pare yow naka nga li fi ne diil ak yooyu noonu xam nga parce que bandi yi dinañ commencé tapale yi dinañ commencé parce que yëpp dañoo wax ne Gambia dañ am diamond so foog ñu dem Gambia yeneen country si suñ ko déggee foog ñu ñëw fii nii waaw loolu moo tax ma ne la suñ force approach bu ñooy def mooy security bi make sure that we strengthen our security to international standard to make sure that dinañ create yoo xam ne contemporary threats ñu ngi am léegi whereby suñ security forces bi danañ mun a taxaw to any level of threat boo xam ne appiana they can handle it within 24 hours loolu moo tax security bi ma ne la mooy number 1 boo amee security bi nga am health sector bi den nga ñëw agriculture den yeneen yi dina yomba si ñun bu soobee yàlla. lan mooy nekk sa final kaddu. maa ngi wax Gambian si yëpp nañ oote national unity Gambia Gap led government ñun dañ wan national unity moo ñu ñor ñun ñëpp ñoo bokka ndey ak baay bu politique tax ñuy xeex di xuloo di saaga loo xam ne ànduk sa aada ak sa diine danga si war a moytu trop nga maanu si buñ ko defee danañ mun a développe Gambia kenn nit du ko mun a développe c'est ñun rek duñ ko mun a loolu tax ñun dañ gaat suñ Gap led government danañ make sure we will make inclusive ñëpp ñoo siy bokka ñu dem ñu liggéey suñ réew mi politique bum tax ñun mbokka yi ñu nañ jàppalante ñu oote national unity ñu unite
pour ñu mun a liggéey Gambia loolu laa am pour waa Gambien yëpp jërë ngeen jëf yéen tamit maa ngi leen a nuyu di leen sant. tey nag ñu ngi fi amee ku nga xamante ne moo nekk Alieu Sow Gambian Action Party moo fi toog tey te mu ne su toogee Gambia daf ko defar 3 years nga wax right 3 years Gambian si dinañ gis changes bu bëri corruption bari na fi loolu dégg la mu ne corruption bi la mooy njëkk a génne right mu ne corruption bi bari na fii nii ak security country bi tamit dina taxaw ba pare ñi nga xamante ne tamit ñu si armed forces be yooyu noonu lu tax gisuñ seen boppa lu tax security bi strongul parce que foreign nit ñoo fi nekk foreign armies yi ñu fi nekk loolu moo tax loolu strongul so ñu ngi ñaan ngeen subscribe si suñu YouTube channel bi Facebook ak Instagram fii la waat Concern TV ñun nag Concern TV concern lañ wax dañ concern loolu moo tax ñu ñëw si yow loolu naka nga gisee concern si sa réew. waaw loolu la every good citizen da nga war a am a great concern to si sa réew because sa réew nga am. fii ngay añee fii ngay lekk defee lu nekk sa health care system bi everything so every Gambian citizen should be a concerned citizen seen lii baax na trop c'est wax dëgg yàlla macha allah kontaan naa si yéen trop because you are concerned citizen and this is a agsi nañ place boo xam ne every Gambian is a concerned citizen as at now because ñu ñëpp dañ bugg a mel ni comme yeneen réew yi ñu mel waaw. jërëjëf.